mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante ko lu rek écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu moo jot ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. coowal suuf ya ca Ndengaleer ministre bi ñu dénk biir réew mi kaaraangi askan wi gis nañu la nga xam ne mooy saafara bi ñuy mën a rek doxalandigum fii ak ñu daal di dellu si waat mbir mi daal di koy saafara sax dakk ba tax jox nañu rek ñii di béykat ya fa fare bu ñu xëyee ñu daal di jël seen i suuf yooyu daal di cay jiw tàmbale nag seen i nawet kii di nag Babacar Ngom daal di nangu boobu na nag xeetu tàmbale waxtaan bu ko defee ñu daal di koy saafara dinañ ci dëkk ci ndorteelu xibaar yi daal di koy teelu moom ministre bi Aly Ngouille Ndiaye dinañu desandi ci coowal suuf ndax village bu Ngéeñeen Pël foofee ñoom it ñu ngay daal di lànk téeméer ci hectares yi ñu daal di nag jagleel ab société espagnole bu ñuy wax Produmel la ñu daal di nag gis mooy barab boobu jur ya la ñuy faral di fa dajale ak yeneen dinañ ci jukki ba ca diwaanu nag Matam ak la ñu am ci suuf ne ñu daal donte sax titre foncier amuñu ko waaye bëgg nañ rek ñu daal leen koy sàmmal rawatina ñu koy jox ñu mim réew ñu koy daal di exploité bañ koo jox rek ñay faral di bàyyi ko bitim réew ndaje bi am diggante SYTJUST ak ministre bi ñu dénk wàllu justice boobee daanaka amal nañ ko ni ki tey ji waxtaan yi nag tàmbalewaat nañu lii di penco coow loolu lee donte sax li nga xam ne mooy grève bi mu ngay daal di nag wéyandi teewul nag nee ñu fil dialogue bi daal tegaat nañ ko kon saafara mën na ca daal di nag am dinañ ci daal di nag jukki météo di daal di xamle taw yu tar yi fas yéene am tey guddi jàpp ëllëg nee ñu daal boo moyul Sénégal gi yëpp wala li ci ëpp boog taw yi dina ci daal di nag wàcc dinañ ci daal di jukki tabaski bi ak wàccaay yi nekkoon ponk ci wax sa xalaat dinañ ci daal di nag àddu coowal Ndengaleer googee dinañ ko daal di dolli ci wàllu wax sa xalaat bi gannaaw début solution boo nga xam ne daal nañ ko ci rek am bi ci des nag mooy wàllu marché yi ak yokkute yi ñuy faral di nemmeeku na mu amee jamono ji ci marché yu bari Ndakaaru ak yenn ci biir réew mi ak kàddu yi ci directeur bi ñu dénk commerce intérieur daal di xamle te fexe rek génne arrêté bu ko defee coowal yokk ak wàññi dootu fi amati Papa Abdoulaye Dieye moo fare ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi ñu doore ko nag ak mbirum suufas Ndengaleer yi ministre intérieur daal di xam ne nag am nañu la ñuy wax solution provisoire maanaam ab saafara boo xam ne daal mën nañ cee rek sukkandikoo gum laata nag ñuy am beneen boo xam ne dafay daal di nag sax dàkk ministre bi di xam ne nag ñoom béykat yi mën nañu daal di jël li nga xam ne moom la ñu am ci suuf bu ko defee ci nawet bi ñu tàmbali ko béy du tee nag waxtaan yi dinañ ko daal di nag wëyal bu ko defee crise boobu ñu daal di koy saafara ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu déglu ko Kamadou Moustapha Dieng. solution bi dans tous les cas bu ñu koy trouver il faut ñu trouver ko fekk ñu xam tool yi nu mu toll donc ñu jël natt nañ fukki tool ak benn ci ña fa nekkoon mu nekk fukki hectare ak juróom benn mu desaat nag ñaar fukki tool ak juróom-ñeent yoo xam ne war nañ koo natt donc tool yooyu lañ ci jubloon mooy bu ñu ko nattee ba pare ñu xool fu ñuy nokka la ñuy bayee parce que ba ci période boobu dafa am foo xam ne fii promoteur bi proposé woon na nañ fa nangu léegi bi nga xam ne bii wax nañu leen loolu ñoom aussi ca gannaaw ko ñu waxtaan d'accorduñ ci boobu proposition bi ma ci jotee wax dëgg yàlla ci lañ continuer di waxtaan ak promoteur bi di Babacar Ngom bu Sedima waxtaan ak moom ci solution bi ne ko gannaaw nawet bi ñëw na mënatuñ di continuer parce que ñii nawet bi maîtriser moomuñu ko maîtriser wuñ kan la ñuy taw te chaque jour bu tawee ñoom bu ñu jiwul dañuy tardé donc ni ñuy mën a jël comme décision mooy néga ni moom na arrêté liggéey bi muy def foofu ci tool yi mu bàyyi baykat yi ñu dellu ca tool yeen daan bay ci at mi comme ça bu fekkee dem nañ ci tool yi ñun danañ continuer natt bi ñuy def comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen te wax ko également samedi mooy waxtaan bi ñuy am dañ koy continuer ci ñeenti weer yi pour que bu yàlla defee peut-être fii ak nawet bi jeex danañ mën a am solution boo xam ne bii maanaam dootu doon solution bi négandu ko day nekk solution définitive pour que ñu xool kenn ku ci nekk bu ñu génnee ci nawet bi fan nga mën a jëm moo waraloon nag donc wax dëgg yàlla bi loolu amee ñu waxtaan ci ak Babacar mu nangu ko waxtaan ci également ak village bi ne leen nag ku ci am looy ji bu neex yàlla bu subaa mën nga ànd ak sa njaboot nga dem ji sa tool kenn ku nekk ci ñoom xam na fa mu tàmbali woon xam na fu toolam yem am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee déjà au moins pour nawet bi pour paysans yi baykat yi mën nañu sauver seen nawet également jàmm dikk ci foofu ci gox boobu la waaw waxtaan bi dina continuer parce que bu doon suñu sago bu ñu ci jógee comme ni ma leen ko waxee
ci ñeenti weer yi ñu am solution boo xam ne bii say nekk solution définitive kenn dootu fi nekk di wax ay suufal ndengleer coowal ndengleer am Babacar jàppal sédiment donc loolu yaakaar naa ne loolu daal moom mooy suñu yéene te am nañu yaakaar ne kenn ku nekk ci ñoom nekk na ci disposition yooyu. askan ba pare ca village yu Nguéniène Peul nag ñoom ñoo dese ci wàllu suuf ndax ne ñu téeméer ci ay hectares suuf yu ñu bëgg a jébbal ab société réewum Espagne bi ñuy wax Produmel ne ñu barab boobu ñu ko daal di nag xàllal ca commune bu Nguéniène daanaka moom rek la ñu daal di nag dese ngir wàllu nag jur gi li war a toll ci junni ci ay fukk ci ay junni di jur ñu daal leen fay dajale muy nag xeetu jur yu wuute askan wa nag ñuy ñaawlu itam. yenn ci ay xeetu doxalin nee ñu waa gendarmerie yu Joal Fadiouth daal dañ leen di faral di xoqatal di leen tiital ngir ñu mën rek bàyyi lànk ba ñu daal di nag lànk ñoom nag ñu ci interpellé njiitu réew mi Idi Diogol moo nekk seeni porte parole yëkkati na ci kàddu ñu déglu ko ak Birama Ndiaye. suñu commune Nguéniène dafa jox benn société espagnole boo xamante ne ay xaal lay béy ak ay pastèque 2010 da koo jox 150 hectares maanaam daal téeméeri hectares ak juróom fukk. ci biir Balabougou mu ñëwaat 2015 mu joxaat ko juróom fukki hectares ak juróom ci Njamaan maintenant mu ñëwaat encore en 2016 mu joxaat ko 100 hectares ci Nguéniène Peul léegi nag 100 hectares yooyu nag population bi jóg en particulier sàmmkat yi ne amuñu pexe nag 100 hectares yi nag duñ dem 100 hectares yi nag duñ dem parce que amuñu pexe 100 hectares yi ñoo fi sës pour suñu nag yi suñu ak suñu xar yi ak suñu béy yi kon nag duñ ko bàyyi kenn mu koy jël parce que ñun fii lañ dëkk fii lañ yaakaar amuñu beneen pexe. te tamit man sama bopp mii di wax ak yéen dem naa ba gis docteur vétérinaire bi nga xamante ne moo ne ci département ya moo ko waafee département bi yëpp mu xamal ma ne àll boobu moom nga xamante ne mooy vacciner nag yi dafay piqûre plus de 10 000 nag li ma waxatul xar yi ak béy yi kon man sama bopp jugé naa ne mairie bi amul woon droit joxe lieu boobu nga xamante ne uniquement population yi moom lañ yaakaar pour seen jur yi étant donné que société bi mu ngi exploité déjà ñaar téeméeri hectares ak juróom. te amaluñ njëriñ population ba amaluñ njëriñ commune ba nee na mu ngi jël ay jigéen ak ay xale ñu koy liggéeyal mais jigéen ñi xale yi mu leen di fay 2000 francs par jour 2000 francs par jour lan lañ ci mën a def lan lañ ci mën a def waaw dama ci yokk ne population bi en particulier sàmmkat yi ñëw nañ foofu brigade Joal Fadiouth ñëw na foofu à 2 reprises toroxal leen daaw dem na bu jàpp ci ñaar nit am weer ak lu teg ci kaso ba ren au mois d'avril ñëw na fa bugg gungaat projet bi jàpp ci fukki nit ak ñaar man mii ci fukki nit ak ñaar laa bokkoon te dama demoon foofu en tant que pompier en tant que modérateur pour négocier mais fu may naan chef kaay ñu waxtaan ci la ma jàpp man maintenant ñu ngi au autorité yëpp ba ci président de la république ñu ñëw wax ci mairie bi reculé bàyyi suuf si nga sool nga xam ne population moom lañ yaakaar amatuñu beneen pexe suuf sool lañ yaakaar pour seen jur yi ñu bàyyi leen ko motaluñu ay tool mais terewul àll boobu dañ ko bàyyi uniquement pour jur yi parce que amuñ ñeneen ñu def jur lañ yaakaar ak mbéy mi donc ñu ngi naan autorité yi ñu ñëw wax ci comme ça ñu mën a bàyyi population bi seen suuf si parce que ñoom pare wu ñoo reculer parce que amuñu pexe nag voilà loolu rek laa bëggoon yëgal autorité yi ñu yëgal ko noonu xamee ko noonu comme ça ñu wax ci mu régler problème bi ci ma gën a gaawee. feneen wàllu suuf ba tey Matam ak seen barab yi nga xam ne bari na lool yi ñu exploité wul béyuñu ko defuñu ko lenn ay suuf yu yaatu foofa ca Matam askan wa nag nga xam ne ñu seen loxo jotul seen ginnaaw gis nañu ne daal amuñu ay moyens yi tax ñu mën a rek def la war ca suuf yooyu donte amuñu nag titre foncier dañoo bëgg ñu sàmmal leen seeni suuf soosé wala rek buñ ko mënul joxe ba mënuñu ko daal la ñuy duppee rek exploitation locale ña fare ca réew mi ñu jox leen ko waaye bàyyi ko bitim réew ñu leen séddale seen suuf moom ne ñu xalaatuñu ko Matam Abdourahmane Diène. yaatuwaayu diwaanu Matam mu ngi toll ci 29000 kilomètres carrés waaye nag am fi suuf jafe na ndaxte lépp loo fi laal daal sama alalu baay la wala sama alalu maam alalu donn la daal. Abou Mbodj mu ngi cosaanoo ci famille bi nga xam ne daanaka seen loxo jotul seen ginnaaw moom nag bu sañoon dina am suuf su bëri ndaxte bëri na ay projets yu mu bëgg a def. mais comme sama genre yi daal bu ñu amoon suuf dinañ ci mun a def ay projets yoo xamante ne ci mbirum mbéy ay jardin xam nga wala même bu dee élevage bi sax gaa mun nga ko ci def. fii ci diwaanu Matam nag espace bi nag bëri na lool waaye mu mel ni ne askan wi mënuñoo jëfandikoo espace yu bëri yooyu noonu loolu mooy seetlu bi nga xam ne loolu Ahmada def. espace bëri na trop mais problème bi mooy espace boobu li muy bëri yëpp population bi amuñu moyen pour exploiter boobu espace contrairement ak ay Dakar ak yooyu déjà nit ñi espace la ñuy wut mais fii nii espace am na mais problème bi mooy
nan ngay def ba exploiter espace yooyu noonu ba population bi mën ci jariñu quoi. li leer ba leer pour kii di Ahmada mooy ni pexe bi nekkul ni dañu war a jaay suuf si ñi nga xam ne bitim réew lañu jógee. non jox ko ñi yeewu bitim réew loolu je pense que du njëriñ ci askan mi quoi au lieu ñu jox ko étranger yi mais ñoom ñu exploiter ko pour permettre à seen jeunes ñoom ñu bañ a génn rester fii nii liggéey. suuf si dafa war a dellu si askan wi loolu mooy mébé bu ñii di fi yeewoo bu ñu bëggee naataange daal di am wante. ça dépend ci gouvernement bi parce que ñoom ñoo ñu war a mun a jàppale xam nga parce que suuf si fi nekk bëri na jëriñ bi ci nekk bëri na jox ko askan wi ñu koy jëriñoo ñoom tamit ñu am ci seen wàll xam nga askan bi mun a am wàllam mais nag ñoom tamit fële la ñu yem ñun ñu ngi fii xam nga pas moins daal. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Sud FM. ndaje bi am diggante waa syndicat bi lëkkale liggéeykatu justice ak ministre bi ñu dénk wàllu wi bureau bi nga xam ne mooy bu Haut Conseil dialogue social ñoom nag ñu ngay dox tànku jàmm ga ba tax ñu jàpp ne fu mu nekk nii daal am nañu yaakaar ne daal ab saafara dina ci daal di am waxtaan yi ñu ngi koy daal di amal li amul woon tàmbale naa am te mooy ñu daal di nag seq taabal ji ngir daal di wut saafara tax nag président bu Haut Conseil bu dialogue national di Pape Diallo vice président bi kon daal di ci yëkkati kàddu ñu déglu ko Amadou Moustapha Dia. di sant yàlla li nga xam ni moo gënoon am solo mooy fexe ba ñi nga xam ni tey jii muy waa SYTJUST ak ministre bi daje nañu ñu waxtaan loolu yaakaar nañ ni succès la parce que boobu ba léegi nee nañu ministre bi recevoiru leen ñu ngi grève mais bu leen ministre bi recevoir dinañu arrêté grève bi loolu ñu waxoon dinañ suspendre ñun nag dox nañ ci tànk jàmm fexe nañu ba ñu toog ak ministre bi li gën a am solo mooy comprendre lante nañu waxtaan nañu seen biir te am naa yaakaar ni bu ñu dellu seewaatee fii ak àllarba après conseil des ministres parce que ministre bi dina dellu rendre compte président de la République informer ko en tout cas bu ñëwee dina andiwaat ay propositions concrètes yoo xam ne dina lañ ko tegal ci table de négociation bu ko defee yaakaar naa ni desatul lu bari ñu mën a trouver solution ci jàmm maanaam l'apaisement du climat social ñu delluwaat ci liggéey bi justice bi tamit reprendra son cours normal dafa naa ni loolu daal moom lañ fa jëlee am na solo nag. ñu daal di nag desandi fàtte na nag syndicat bi ëmb liggéeykatu justice yi ñu ngi jéem di jekkoo ji ak ñoom rawatina njiit la di kii di Aïboune Malick Diop dinañ ci daal di nag dikkaat ndax jàppandeegul ñu daal di desandi ak communiqué bi daal di nag bàyyi ko ci bureau relation publique bu police nationale ñoom ñi daal di xam ne nag ci seen i opération yi ñu daal di nag amal ay opération ca commissariat central bu Louga daanaka teg nañu loxo ay defkatu lu ñaaw yu bare bari nga xam ne nag dañ doon yëngatu ci daal di nag sàcc auto administration wala rek ay rek organisation yi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi di liggéey bu ko defee ñoom it daal di cay defaale seen rek yu ñaaw song ay kër ay banque ak yeneen i barab ba sax ay fusil yu bari wàllu fetal ak yeneen ay portable ak ay jumtuwaay yu doy waar daal nañ koy rek teg loxo matériel boobu ñu jàpp ne dañ koo daal di takk ba mu daal di nag dëgër ngir daal di wéyat enquête gi foofa ca diwaanu nag Louga di xam ne nag ñoom bureau relation publique bu police opération yooyu dañuy koy daal di wëyal ñu daal di dikk ci guddik tey ak waa ANACIM lañ ca daal di xayma ne ay taw yoo xam ne dina wàcc taw bu bari diggante guddik tey jàpp ëllëg ñu daal di nag gis ne manifestation yooyu nar sax ànd ak ngelaw léeg-léeg dina laal nag dëkk bi yëpp donte sax dina wuute ci ay barab bu nekk bi ci des nag mooy ëllëg température yi donte dina am tuuti nag wàññeeku waaye tàngoor bi dina ci daal di nag desandi ci la ñuy tàbbi nag ci wàllu tabaski bi 2020 ak nag yaakaar bi nga xam ne ca Kaolack moom mën nañ ko daal di am ndax gis nañu ne 2,7 junni ci ay xar ne ñu daal nañ ko fay yóbbu buñ ko gam-gamlee nag ak jamono jile atum daaw amoon nañu rek 1,7 ci ay nag junni ba tax ñu jàpp ne ren ji la yaakaar gën rek am situation boobu nag ministre bi ñu dénk wàllu sàmm gi demoon na fa ngir daal di saytu fooraay bu kawoon ci la daal di xamle li ni mel Kaolack Adja Awa Thiaw. feetuk tabaski day mi ngi wéy di gën a jege si diwaanu Kaolack nag jamono yii day am nañ yaakaar ci ne xar day dina am ci fi nga xam ne si moo nekk marché bi ndaxte kat lu mat fukki fan ak benn moo dox suñu diggante ak tabaski waaye lu mat 20 junni ak juróom-ñetti junni xar fi mu ne dugg na fi nga xamee ne si moom moo nekk ci diwaan bi suñ ko méngalee ak daaw ci waxtu wii day mi ngi toll woon daanaka ci fukk ak juróom-ñetti junni kon nag daanaka
daanaka am na lu ëpp fukki junni yoo xamee ni si yokku na ci li nga xamee ni si moo nekk xaru yar yettam daaw ci waxtu wi ñu ngi tollu wan ci juróom-benn junni ak juróom-ñetti téeméer at mi weesu nañ daanaka juróom-ñaari junni yi loolu day la jëwriñ ji nga xam ne si moom la ñu dénk wàllu càmm gi di Samba Ndiobène Ka daal di gis ci visite bi nga xam ne si doon na ko def ci foiraay bu kawoon lenn rek day moom lay ñaan moo di tendance boobu daal di wéy su ko defee sénégalais yépp dinañ mën a am xarum tabaski Samba Ndiobène Ka. mënuñu lu dul rafetlu li nga xam ne fekk nañ ko benn daaw à J-11 région bi soo limoon lim bi mu ngi toll ci 18 000 têtes ren même période c'est-à-dire à J-11 de la tabaski ñoo ngi toll ci 28 000 têtes loolu soo defee différence bi mën naa ni luy tolloog 10 000 têtes yokku na ci loolu noonu nag dañu ne su yàlla defee mu maintenir mooy tendance bi desandi noonu ba veille tabaski am nañ njort ak yaqin que ne région bi dina am un bon approvisionnement kon mënuñu lu dul sant yàlla ci loolu et ñaan yàlla tendance yi continuer. ñi nekk sàmmkat yi nag wane nañu seen mbégte nee nañ daanaka jot nañ li nga xam ne si kat moom moo nekk xontub jur gi lu doy foiraay bu kawoon jot na ñeent fukki tonnes ci ñeent fukk ak juróom yi nga xamee ne si moom lañ ko jagleel ministère bi tam dimbale diwaan bi ci yeneeni téeméeri tonnes barab bi nga xamee ne si moo nekk foiraay yu kawoon day leeral nañ ko nañ te nag wàllu kaaraange gi tam mat na fa sëkk benn jafe-jafe rek day moo fa amagum moo di yeexaay boo xamee ne si seetlu nañ ko ci branchement wu ndox mi waaye nag ñetti bâche à eau ak benn citerne indi nañ ko fa ngir mu mën a fàggu loolu Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. ñu des ak moom Awa Thiaw ak ministre bi nee na ci jamono mbas mi nag muy ñax askan wi mooy ñu daal di teel a dem jënd seen i nag xar ñuy éviter li nga xam ne mooy dajaloo bi ci foraay yi nga xam ne fa la ñuy jaayee jur gi beneen gi nag nee na bu ñu ko mooy ñiy bàyyi ko bitim réew di jënd si xar yi daanaka mën na tax manqué daal di cee am Samba Ndiobène Ka ñu déglu ko Awa Thiaw. beneen aspect bi mooy am na ay réew yoo xam ne fii la ñu ñëw di jënd fii xar ñooñu nag yàlla def na dañu am ay relations yu séculaires moo tax lépp lu ñu mën a jàppalante te du gaañ Sénégal dañu koy jàppalante moo tax également may conseiller ñi nga xam ne ñooy consommateur sénégalais yi képp ku ko yàlla mën loo nga fexe sa kémti lay kattan nga teel a jënd sa xar denc parce que benn période bi ñu nekk période du feebar la bugguñu nit ñi dajaloo ba mu ëpp déjà ni ñu def nii dara baaxu ci li ñu wax mooy que lu mu néew kenn ku ne na may keneen 1 mètre loolu dafa baax ñu koy jàllale parce que période bi ñu nekk la moo ko laaj beneen aspect bi à une semaine su nepp jënd ci wala ñu bari dem jëndi c'est sûr et certain que ne fin bi nit ñi duñ dajaloo ci marché yi di ci tàncaloo parce que nag fu ay junni nit di dajaloo kenn su ci feebaree ragal naa feebar mën naa yaatu te loolu kenn ku nekk ñun responsabilité am la kenn ku nekk ñun war na cee taxaw kémtu lay kattanam loolu appel bu ñuy lancé jëmale ko consommateur yi beneen aspect bi aussi nee naa leen que ne Gambie am na ñu fii ñëw di jënd xar di yóbbu Gambie kon suñu gaawul xar yi nga xam ne mu ngi fii toog ay nit ñooy ñëw jël ko yóbbu kon na nit ñi génn ku ko yàlla man loo bien sûr j'insiste na nga ñëw jënd de ce fait suñu demee ba fin bi ñu sentir que ne lii nii kat narul jëm kër mooy xar nar naa manqué danañ am temps pour ne ñu ne nañu dolli ji mais su dul loolu suñu bàyyi à 2 jours de l'événement xar su fi jeexee milliards soo ko joxee promoteur danaa ne déw ma fenn parce que c'est risqué. ñu daal di des Kaolack foofu ak ndaw libéral yi ak ñi bootu ci Karim ñoom nag ne ñu dañoo woote ne daal daanaka parti bi jamono ji bu doon am cëslaay ñoom ñooy cëslaay gi foofu ca parti démocratique sénégalais ndaw yi libéral yooyu dañoo bëgg nag ñu daal di organiser waat ci biir seen i nag parti waaye itam ñi nga xam ne ñooy anciens yi mag ñi ñu daal leen rek abal bëgg nañ ci sax woote li ñuy wax les 72 heures bu PDS foofu ca Kaolack ngir daal di dajaloo waat tàmbale waat seen i l'activité Mamadou Dieng rek responsable mouvement karimiste yi ñu déglu ko Mamadou Camara. parce que dafa am ay démarches yoo xam ne dañ ko sentir ci PDS bu Kaolack boo xam ne ay mag ñi fi nekk ñu ngi koy dox te méngoowul ak charte bi nit ñoo dañuy jékki-jékki rek fal seen bopp déclaré ñëpp ni voilà diw man maay secrétaire général man maay président man maay dara te jaaruñ ci instance yi maanaam parti bi deful renouvellement loolu nag ñu ñëw gëmloo ñu ne ñun dañuy loolu yàggul dara démb fii rek gëmloo ñu ne ñu dañu dajale parti bi pour ñu juboo ñëpp d'accord ci ñun ñëpp dañoo jàppoon ci parti bi juboo nekk benn bande branche yi dem mais parti bu juboo ça ne veut pas dire que ni parti bi yëpp dañoo ànd
ànd ni diw yaay suñu président parce que moo ko déclaré wala diw yaay suñu secrétaire général ñun loolu moo tax ñu gis ni nag dafa am ay mains invisibles yu ci nekk yu jóge ci kaw surtout à Dakar ku ñuy tuddee Saliou Dieng moom responsable la moom lañ confié Karimis yi mais dañoo seetlu ni dafa am habitude région yëpp fu ci nekk dafay jéem a jël ay nitu boppam di leen parasiter pour créer ay responsables yi boppam nekkul loo xam ne moom la ñu parti bi sant mais moom daf koy def pour intérêt boppam comme moom daf koy def pour intérêt boppam nag def na ko ci ay dëkk yu bare bare yoo xam ne mën nañ ko tudd baag si tey ci Kaolack bëgg a jël nitu boppam imposé ko te loolu ñun mus na fi jaar ak kaw Idrissa Seck avant muy génn PDS Idrissa Seck bi mu nekk PDS pour Ablaye Wade amoon responsable teg na responsable am ci wetam loolu moo taxoon sax ñu daan wax coup d'état rampant bi fi amoon léegi nag dañoo sentir loolu ak Saliou Dieng ñëw na fii à Kaolack nomeel ñu ay responsable yoo xam ne kii mooy président kii mooy secrétaire général te ñun loolu du rôle am ñun loolu xaaruñ ko ci moom parti bi am na ay charte am na nu muy doxee parti bi am na secrétaire général adjoint ñoom Bara Gaye ñëpp ñi ngi fi lu jëm ci mbirum parti bi moom vraiment ñooñu la ñu ko bàyyee te parti bi li ñu dénkoon am ay règles ñun ñu ngi ciy dox ba tey mooy mobiliser ñëpp ñu dem ci renouvellement yi ñu def vente des cartes ku mën sa morom duma ki war a nekk président moom moo ci war a ëppale vente ku ci topp ci secrétaire parce que am na ñu fi nekk di réclamer responsable mais liggéey bi ci war ñoom defuñu ko comme defuñu ko nag ba pare taxaw di réclamer ne ñun ñooy ay responsable ñun ñooy président ñun ñooy secrétaire général ñun ñooy lii ñun ñooy responsable des femmes te gisuñu liggéey bi dox ni mu war a doxee jeune parti bi ñu ñooy avenir u parti bi il faut que nag yëngal ba ñëpp xam ne parti bi mi ngi dund ak Kaolack te loolu lañ fas yéene def commencé nañ ko fii ba élection locale yi di am jëm élection présidentielle ci la ñuy daal di nag ba tey ci wàllu politique gi dem Mali foofu mouvement bu 5 juin bi nga xam ne ba léegi daal mer réewuñu ñu ngay mer ba tey ndax nag donte waa CEDEAO def nañu ci tànku jàmm ñaareelu yoon bi ba crise bi commencé ak léegi waaye ñoom tey la ñu gën a taxaw fa ñu daal di nag taxaw proposition yi ñu daal di def ci la ñuy sàkku ci kii di Ibrahima Boubacar Keïta daal leen abal daanaka doyu leen ba tax na nag gannaaw ba ñu rejeté nag yooyu ne xeetu nag proposition ñoom wéyal nañu seen i nag action ba tax tey ji ci altine ji seen i désobéissance civile boobu ñu daal di woote sàmmonte ñu ak moom ba tax nag ca capitale ba ca Mali daanaka ay gàllankoor yu bare bare daal di ci nag am ci xibaaru tubaab yi dinañ ci daal di ànd ak suñu naataango ba nekk ca Bamako Sori Ibrahima Maïga Pape Lay kon ñu daal di dikk ci suñu invité croisé. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree altine ak àjjuma. gis-gis bu njëkk bi kon aju nag ci menace bi nga xam ne nag ñu ngi koy daal di laam-laamee ci yi nga xam ne mooy njéeréer yi mën dugg fii ci nag Afrique sow jant FAO moom artu na ndax mën nañ fi yàq lu bare bari neex nañ sax ay groupe yu war a toll ci juróom-ñetti fukk ci ay millions ci ay njéeréer yoo xam ne mën nañu dugg ci mim réew yàq fi lu bari itam ba tax nag réew yi daal di takku tàmbale nag xeex li nga xam ne mooy péril boobu mën bàyyi ko nag ci njéeréer yi dañ ciy teewlu kii di Assane Samba moo nekk chef bu division ak avertissement ci wàllu nag mbéy mi waxtaanam ak Adja Issa Niang. Assane Samba ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow ingénieur agronome nga jiite it division avertissement agricole FAO di càmbar wàllu agriculture alimentation ci àdduna si yëpp jàpp ne dañu war a waajal suñu bopp ci njéeréer yi nga xam ne ñi ngi jublu ci Afrique sowu jant ndax war nañu tiit jamono yi ndax loo xam ne lu ñu war a xaar ci fan yu néew la. madame maa ngi lay remercier ci sa question di leen gërëm yéen waa Sud FM. donc affaire bi yàgg nañ koy saytu bi nga xamante ni tàmbali na di jóg. di attaquer yenn dëkk yi ci la ñu jóg parce que FAO toogul noppi daf ñu avertir ci yooyu la ñu jëlee ay matukaay yoo xamante ni ñoo ñuy may ñu mën a xeex ak criquet pèlerin yi bu baax a baax xeex bi nag day doon pesticide day doon maanaam tooke day doon tamit ay matériel yoo xamante ni ci terrain bi fu ñu gisee njéeréer ne fii am na fa daal di jël ay coordonnées yoo xamante ni nañu mën a may ba ñu delluwaat foofu mën leen xeex ak ay moyens yoo xamante ni GPS la ak ñoom seen ak yooyu dal yooyu yëpp ñu ngi koy dajale ba nga xamante ni bu criquet pèlerin yi ñëwee ñu mën a xeex ak moom ak efficacité li nga xamante ni mooy document bi nga bi ñu tënk muy PNUA nga xamante ni plan la boo xamante ni dañ ko defar pour rek action yi maanaam jëfen yi ñuy def maanaam jëf yi ñuy war a def ci lañ ko tënk pour topp ko
bis bu criquet pèlerin ñëwee fii boobu document pare nañ ko presque du des lu dul wasaare ko ci ñi nga xamante ni ñoo bokk cadre criquet pèlerin bi. yéen lan ngeen taxawal ba noppi ngir bu loolu yegsee ngeen mun a xeex ak moom. li ñu teg nga xamante ni teg nañ ko pour mën koo xeex bu baax mooy suñu équipe yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy équipe base yi yooyu dañu nekk ci ay zone agroécologiste maanaam nekku ci ay région daal benn base mën na nekk ci ay région yu bëri yooyu base yooyu ñooy commencé yi nga xamante ni ñoo nekk ci partie nord ci bët gànnaar nekk ak Mauritanie ak Mali yooyu ñooy commencé fi mu nekk nii di def seeni prospection pour mën a xool ndegam criquet pèlerin ma nga fa wala déet. beneen action bi nga xamante ni moom la ñuy def mooy dañuy dem ci baykat yi di dem ci autorités yi di wax ak ñoom maanaam fàttali leen ne criquet pèlerin mën na ñëw dem ba wan leen criquet pèlerin nu muy mel ak yooyu daal ñi nga xamante ni nag ñooy suñu représentant ñi xamante ni ñoo ñu nekkal ci village yi muy ay comité de lutte ñooñu tamit noonu lañ leen di defal jéem leen càmbaraat pour mën leen jógloo bu baax bu criquet pèlerin ñëwee. ñoom ñooñu bu ñu ñëwee dafay soxla réponse bu rapide ndax moyen yëpp taxaw na ba noppi. bon bu ñuy wax moyen xam nga moyen moom du kii mukk du doy dal. fi mu nekk nii BAD à travers le ministère de l'équipement rural jox nañ ñu juróom-ñaari téeméeri junni ci millions pour rek ñu jënd matériel yooyu jënd nañ ko. xam naa ne fii ak ay fan ñun ñu recevoir ko matériel yooyu pesticide la mooy tooke bi li nga xamante ni matériel bi ñuy sol pour bañ tooke bi sonal nit ñi nga xamante ni ñooy xeex ak njéeréer yi moom it yooyu jënd nañ ko yi nga xamante ni moom la ñuy prospection ay GPS ay yeneen jumtukaay yooyu yëpp jënd nañ ko ci donc yeneen partenaires yi aussi xam naa ci kanam tuuti ñoom it dinañ réagir ba nga xamante ni dinañ mën a taxaw temm xeex ak moom incha allah. kon buñ la déggee bu baax jarul ñuy tiit. incha allah parce que li nga xamante ni moom la ñuy jublu ni ñu ko préparé tey wax dëgg yeneen yi nga xamante ni ñoo jàll préparé wuñ ko noonu. Assane Samba ñi ngi lay gërëm di la sant. maa leen di gërëm ma fàttali ne yow yaay chef division avertissement agricole. ñaareelu invité bi ñu daal di koy teewlu delluwaat ci wàllu réchauffement climatique bi waaye itam la ñuy jëfandikoo ci yenn ci ay xeetu produits yi rey soccet yeeg yi ci daal di aju mën indi jafe-jafe ital yi nga xam ne mooy jur gi ba ci sax nit ñi nga xam ne ñoo koy daal di jëfandikoo ban coppite la ñu mën indi ci mbir moomee professeur Papa Meissa Dieng daal di koy njàngat moom professeur droit international la ak droit environnement ci foofa ca université Gaston Berger bu Ndar waaye itam nekk secrétaire général parti écologiste yi convergence des écologistes bu Sénégal waxtaanam ba tey ak Adja Issa Niang. professeur Papa Meissa Dieng ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow professeur de droit international nga droit de l'environnement ci université bu nekk ca Ndar yow tamit yaay secrétaire général parti écologiste la convergence des écologistes du Sénégal FAO daal di xamle ne am na ay njéeréer yu mën a jublu si ci Afrique sowu jant ñenn ñu seen xel màcc ci wàllu woowu jàpp ne invasion yi dellu si changement climatique yi dafa bokk ci li ko waral. waaw jërëjëf soxna si loolu lu am la waaye lu yegseegul la lu am la dans la mesure que FAO ñoom ñu ngi suivre mouvement criquet yooyu pour le moment criquet yi ñu ngi booru Éthiopie ñu ngi booru Érythrée et jëm frontière Inde ak indo-pakistanaise ñun li ñu war a def rek mooy fagaru dans la mesure que bu ñu yegsi woon Kenya ak Soudan ba ñëw ba Tchad boobu la ñun suñu région bi ñuy Afrique de l'Ouest nekk sous la menace. bon Soudan dafay taw bu bëre ba nga xam ni ñoom criquet yooyu mënaguñu jóg parce que taw bi moo lóoral nen yi ba nga xam ni ñoom tasaguñu ci zone boobu ba mën a ñëw ba Tchad bu ñu ñëwee ba Tchad nag foofu la suñu zone bi ñuy wax Afrique de l'Ouest zone bi di nekk sous la menace. waaw li ñu wax ne réchauffement climatique bi bokk na lu tax invasion yi dellu si. waaw réchauffement climatique bi bon ni mu mën a d'après ñun ni ñu ko comprendre ni mu mën a indi yooyu moo di mais bu fekkee ni climat bi changé na condition atmosphérique yi day changé condition atmosphérique bi bu changé mais les cycles de migration vont conséquemment changer
cycle de migration yi mooy yoon yi ñuy jaar ba nga xam ni végétation bi léegi parce que léegi gis nga maa ngi wax ni bu fekkee ni taw yi ci Soudan yokku na ñoom du ñu mën a jóg mais bu fekkee ni nag taw estival yooyu mais yokkul ñu mën a jóg donc climat bi dafay jouer ci njéeréer yooyu mën a jóg wala mën a bañ a jóg donc gis nga dans la nature tout se tient changement climatique bi mën na am impact que mais migration yooyu nekk loo xam ni lu am doole la wala lu bañ am doole la suñu région bi wala ci yeneen région. ci wàllu environnement ba tey ñu gis ne FAO jàppale na réew yi ñuy waxu pesticides yu ñu mettre en place ndax war nañu am tiitaange ci utilisation pesticides yooyu. ba kii de am ba léegi FAO moom mooy coordonné dafa am ay bureau ñun bureau bi nga xam ni moo ñu ëmb mooy bureau Algérie bi nga xam ni depuis 2006 moom mi ngi fonctionné. li ci nekk rek moo di boobu ba léegi li ñuy utiliser mooy li ñuy wax des insecticides principalement organophosphorés. Pesticides organophosphorés yooyu moom la ñuy utiliser à faible quantité concentrée ñu ngi ko tuddee ay ultra bas volume ay UBV mais yooyu lañ doon utiliser yooyu bu ñu koy utiliser dañ koy dugal ci ay oto ci ay wala ñu dugal ko ci ay avions yu ndaw yoo xam ni du gaañ trop doomu aadama. pesticides yooyu nag insecticides yooyu nag amul ngaañ bu bëri boobu ci doomu aadama il faut le dire mais ce qu'il y a insecticide moom fu ñu ko dugal dina am tuuti ay effets néfastes ci gàncax gi waaye bon loolu bu mu amee aussi am na ñu ngi gëstu pour seet lan la ñuy remplacer loolu lan lañ ko remplacer mooy li ñu daan def rek moo di ay filets ay caax lañ daan jël wala ay aspirateurs yu mag wala ay lance-flamme moo di ay yoo xam ni day sànni safara pour lakk leen waaye yooyu yëpp dafay nekk ay jumtukaay yu diis yoo xam ni bu fekkee ni ñuy béyee dafay comme ni ñuy def nii actuellement mbéy mii ñu dugg ñu agro industrie mbéy mu yaatu moomu mara détail yi bu njéeréer di duggee mais pour dàq leen day metti loolu tax ñun ci suñu gis-gis ci mbéy mi nga xam ni ñun moom la ñu ngemb moo li ñuy wax agroécologie day nekk mbéy mu yem moo xam ni bu njëkk njéeréer yi bu ñuy ñëwee mën nañ leen dàq bu leen tëgg ay pot ay day def ay yeneen pour dàq leen yooyu moo nekk des moyens beaucoup plus des moyens beaucoup soutenables beaucoup plus durables de lutte contre ce genre de fléau mais bu ñu duggee ci agro industrie day nekk une agriculture extensive mais ouverte boo xam ni du am benn barrière végétale nga xam ni ay njéeréer rek ay yëpp bu ñu ñëwee ba le passé mooy ay oiseaux granivores bu ñu ñëwee mais dara du leen téye bu leen dara téyewul nag mais musiba am loolu surtout moo di ni environnement mën a jouer ci calamité yu mel nii. ñu jàpp ne lu mel nii bu yegsee mun na gàllankoor lu jëm ci wàllu sécurité alimentaire bu baax. parce que moom njéeréer moom du transmettre comme niñ ko mën a foogee ci période bi ñu nekk du transmettre ay maladies nit waaye njéeréer ni muy lekkee mara détail fi bu nekk gis nañu déficit alimentaire bi ñu amoon ci affaire mbas mi bu ñu ñëwee li suñu béykat yi commencé béy ak néew bu ñu ko lekkee kooku moom musiba la ñaan ñu ko yàlla ñëpp julli ñaan ba ñu bañ fi yegsi. Professeur Papa Meissa Dieng maa ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi leen di gërëm di leen sant ngeen baal mi. 88 628 98 98 ñu jëloon rek wàllu grève SYTJUST ak lu aju ci wàllu déclaration patrimoine beneen bi nekkoon rek wàllu tabaski bi coowal ndengleer bi itam ak début solution boobu ñu daal di ci joxe xalaatu askan wi gannaaw ba mu lambee penc mi bitim réew 33 841 22 33 Pape Laye ñu jël ku jiitu ci ligne bi. manatuma jëli te duma ñaan jàpp naa dootuma bàyyi. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi. Séeréer jaamu tuklo. waaw. maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. bon xam nga déclaration de patrimoine bi gars yi war a def maa ngi tiim ci benn njàngat ñu ne sa waay bu ñu seetee biographie am daanaka li mu war a fàggu bi
fayeeku depuis Petrosen ak léegi daanaka 300 millions mënu fa weesu te moom déclaré woon na 8 milliards donc ay na la ka loolu maa ngi koy laaj asatise yi oustaz Alioune Mbaye ak oustaz Alioune Sall ay na la ka haza mosoon na xew ci jamonoy Omar ibnul Xattaab foo jëlee lii donc moom mën na am moom ak ay gaayam créé yi pour ñoom la donc dañoo juumoon ñu def ko pour ñi fi jóge woon xëy na waaye ñoom ka war a am fayeeku sa salaire yëpp weesuwul 400 millions 300 millions yu topp la bi nga commencé fayeeku ak léegi yow nga déclaré 8 milliards léegi jamono yi ñu war a def déclaration de patrimoine daanaka bi ñu ko faleeg léegi wala bi mu faloog léegi ëpp na at mais loolu du violer loi mu toog moom ak ay ministre am tamit kenn ci ñoom nangul mel na ministre am yi respecté wuñ ko mu leen di wax def leen seen déclaration ñuy bañ mais loolu ban république la nekk ci ban réew bu amul sulta réew bu amul njiit non c'est grave may wax justice ñu wàññi seen grève bi ñu bañ a lor seen askan loolu moo gën wasalaamaaleykum man tabalu daal waaw mu ngoog Pape Laye loolu mooy xalaatam ñu xaar keneen ku indi beneen xalaat ci ligne bi 88 628 98 98 keneen allo. ki la tuddee doom allo salaamaaleykum. na nga def. waaw ñu ngi fi. yaa ngi jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm waaw. waaw pour affaire wax sa xalaat bi. yow la kan. man la Demba Ba. Demba waa Ba ñu ngi lay dalal. waaw maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm. jërëjëf waa Ba. waaw pour affaire déclaration ci patrimoine bi. ustaas yi tamit dañu war a wax Umar bul Xattaab am na lu mu waxoon mais ustaas yi tamit dañu war a wax lu ñu xam de. waaw ku nekk rek bu yemee lu mu xam. affaire bi day baax. xam nga ñi dooroon yonent bi dégg nañu arab. dégg arab taxul nga nekk ragalkat yàlla. kon maa ngi leen gëgg jërëjëf. wolof bi demul noonu. ok ñu ji seet keneen kon ci ligne bi ñu wax ci ponk wax sa xalaat bi mooy mbirum nag réew SYTJUST waaye itam wala déclaration patrimoine ba li xew ci penc mi di solution boobu ñu daal di proposer ci coowal ndengleer bi Pape Laye bu amee keneen ci ligne bi ñu jël ko allo. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Adama Ndione. waaw. waaw ñu ngi leen di nuyu yéen waa rajo bi yëpp. ñu ngi lay fay. bon di wax ne dafa mel ni coowul suuf loolu noonu. bon li tax sax fan yi nii dëkk bi ñëpp di ci wax yàgg na mais feeñu woon depuis keroog bi ci Diomaye Faye defee conférence de presse boobu la gën a siiw. teg ci Babacar Ngom génnaat moom it wax ci. yàlla def na nag jàmm li ñu ñaan li ñu doon ñaan ñun mooy liy bëgg a am nii mooy ñu delloowaat suufu jàmbur bi baykat ya ko war a moom te borom milliards yooyu mu dem la mu nekkoon ba yori milliards am bu ca mën a dellu te bàyyi suufu jàmbur yi ñun loolu lañ doon sàkku te loolu tam moo am mais nag tam feeñal na lu bëree bëri parce que Sénégal moom fi ñu toll nii mbiru suuf yëngu na fi bu baax a baax ak itam Barthélémy Dias bi mu demee fële ci littoral ba coow yooyu noonu buñ ko boolee dafa mel ni fi ñu toll ni man xam naa ne ku ci yor say milliards moom booy boo nga bañ ko dugal ci suuf si parce que tôt ou tard moom boo ko jaaralee foo xam ne fii du yoon di nga ko ñàkk kon nañ ko xamee noonu xam ne suuf si du jëmuwaay parce que ñoom dañ ci profité dem di wut ay titres fonciers bu état bu ñoom bu fekkee ne même nekkatuñ fi woon sax seen njaboot la ñuy jël di leen ko jox ñu koy jaay di ko dagg ay terrain yu kenn xamul loolu lañ ci jublu mais jubluñ ci pour dimbali benn askan seen bopp lañ ci dimbali ak yokk seeni milliards di gën a pauvral baykat yi loolu nag ñëpp pour ñëpp la suuf moom Sénégal yëpp problème suuf moo fi am lii moo gën a yokk sax coow li ba ñëpp fi mu doon ni képp ku yor ay hectares yu bari di nga tiit da ngay tiit xam ne tôt ou tard mën nga ko ñàkk parce que réew mi heure bu tegoo ci loxo yoo xam ne comme ni ko Cissé Lo waxee tegoo ci loxo yu mel ni Ousmane Sonko képp ku ci yor suufu Sénégal di nga ko delloo te loolu lañ doon ñaan di ci gërëm bu baax nag Diomaye Faye parce que depuis mi ci waxee ba léegi ñëpp xam nañ ne léegi ampleur bi mu am
waa Ndingler ñi la ñu nga ne di waaj a jot seen suuf te ñeneen tam dinañ jot seen suuf ñeneen dinañ jot seen suuf njiit loolu lay jariñ njiit bu jafe-jafe amee loolu lay jariñ. ok ñu xaar keneen ci ligne bi biir réew mi bitim réew 33 841 22 33 am na keneen allo. waaw Adama. waaw. loolu mooy na nga def. waaw maa ngi fi. man de ci affaire yi xar tabaski laa njëkk a wax. waaw. dégg nañ ci wax mais man de kaw la dëkk fa jóge ñëw si Bokota mais li mu wër si la sama doom ci boppam moo ma xamal ma ne ma. dara lu ko woon fees nga dell ak xar. dara lu ko woon ci boppam fees nga dell ak xar ba ci biir kaw la xar yaa ngi foofu. waaw xamal na ma ne li ko dale 125 000 ba ci 75 000 francs boo ko amee da nga am xar. kon xar yi soo boo ku ci am xar nga jëm koo jaay parce que jël xar de ko ay 400 000 800 000 ba mu la ma si loxo du jàmm yeneen du jàmm. xarum tabaski ngeen ko ren ba déwén bëgg see tabaski xotti ci sa waa kër xotti ci say doom mënut a nekk xar yi nañ ko jaay ci prix bu raisonnable ñu jël ko. loolu mooy yoon. bon maintenant li def ci waa déclaration patrimoine bi. man dama yaakaar ne Macky Sall bi ñu koy def ci jamono yi mu ko def boobu tam falagut. li ñu déclaré am na 8 milliards bu ma juumul dañ naan fan la ko jëlee comme doonagul dara loolu mu yaakaar naa nit ñi duñ ko mën a ñeem. bi may def déclaration patrimoine ci premier mandat am la ko defee boobu temps commencé ko sax fee bu ñëwee comme ni 8 milliards bañ naan Abdoulaye Wade ko may ko coow loolu moo fi nekkoon kur kon bu kenn wax ne ci biir exercice bi mu nekkee chef de l'État ci la am na 8 milliards kooku moom ku koy waxee see boo nga teg ko suuf parce que nag nit ñi naan ñu xëy dañuy def lu fi waay wax rek dañ ko jàpp ni nga koy jàppee kon nañ ko waxee ni mu amee mais du ay contracteur nekkuñu kenn daf ñooy tontu mais dama ne Macky Sall bi muy déclaré 8 milliards rek boobu tax doon premier mandat am rek ci diggante boobu bi mu koy waxee ak bi mu faloo moo tudd 5 mois kon 8 milliards yi ko da koo fekk ak moom muy falu loolu doo nga laa leer nag ngeen baal nag jërëjëf. ñu jël keneen ci ligne bi Pape Laye ba tey 88 628 98 98 beneen auditeur allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare. ñu ngi lay fay waaw. ñu ngi lay baal si di la baal àq. ok ñu ngi lay baal. yoo xaw na ñoo gën a déggante waaye nekk ci xam nga nawet bi ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim nañ ko jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin rek. xam nga léeg-léeg moom daanaka denk ci da ngay nekk ci yeneen ba yëf yi xaw a kii rek. waaye ni ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waa yéen ci DFM rek ndax yi ngeen wax am na solo ndax yéen a ngi ci couverture malade bi nga xam ne mooy maanaam mooy mbas mi yal na ko yàlla jeexal ba nga xam ne ñëpp daan jërëjëf ndax tabaski yi mi ngi ñëw te nit ñi xam nga da ko daañ dem ci marché yi daañ dugg daañ def lépp waaye yëpp itam buñ ci déggee itam dañu ànd ak maanaam li nga xam ne mooy waree fii rek maanaam masque yeeg maanaam moytoo daal feebar ba nga xam ne moom mi ngi ci réew ndax fi ñu doon tey ci boo ko dee xool ci réew tey ji feebar bi ñu doon dafay gën di yokk loolu mu fiy gën di yokk nag Sénégal nañ góorgóorlu ba nga xam ne tey ji nañu ñaan mu gën fee wàññi ko rek waaye loolu affaire li ci des nag muy maanaam diggante suuf moom fi ñu doon tey ji mooy problème coow suuf ndax ma ne maanaam suuf si yi nga xam ne dañoo bëgg suuf ak baykat yi nga xam ne fi ñu doon tey ji ñu bëree dañoo wëlbati ci suuf si ndax ñu bëree bàyyi woon nañu suñu suuf dem ci bëgg nañu wëlbati ko jotaat seen suuf si yooyu yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne nii te suuf si moom musiba nooru laay la ndegam suuf si moom musiba la nañ ko moytu ndax mën naa andi ay jafe-jafe yu bëree ci réew mi la waaye daal nañ ci gën a góorgóorlu baax a baax lii nga xam ne tey ci mooy ndeng leer maanaam tem loolu ministère Aly Ngouille Ndiaye wax nañ maanaam seet fexe solution ba nga xam ne tey jii ñoom daañu mën a def baykat yi bay bu baykat yi noppee ba noppi nag ñu wutal tànk jàmm yoo xam ne nii ñëpp dina ci mën a def tabaski daal nañ ci gën a góorgóorlu baax ndax boo seetee ministère santé bi mu ngi def gam lay kàttanam ndax boo gisee tey jii ku mel ne Aminata Mbengue Ndiaye maanaam daane def ay jumtukaay yu mat sëkk yoo xam ne nii tey jii bi mu ko yore ñëpp xamoon nañ ko tey jii jafe-jafe musu ci banaam kon nag kooku moom daana def liggéeyam ndax bépp ministère bi ñu ko soxla itam Aminata Mbengue Ndiaye ma ngay ci def liggéeyam ñu mel noonu nag président ñooñu rek la war a àndal su ko defee maanaam lii nga xam ne mooy Sénégal yi daañ ci gis seen ndam ñu ngi leen di siyaare di leen jaajëfal baax a baax jërëjëf Papa Laye joxe na gis-gisam ñu teewlu keneen ba tey ci ligne bi benn auditeur allo waaleykum salaam waaw Mame Anta ñu ngi lay ziare mën nga sama. waaw ñu ngi lay delloo ziar nga sama. waaye Mame Anta li ma wax daal mooy moom fitna daal yan nañ ca lu musal yàlla dàq ñu ko koy yee li ma la waxoon au début rek état bi daal comme ku nekk danaan état na surveiller moomeelu askan yi. monsieur Faye monsieur Ngom moomu am na droit sénégalais la ñeneen ñi aussi ñoom moom tool yi li mu koy digal daal nañ ko protéger moom mu yore alalam di investir ci Sénégal su fekkee. yoonu jàmm soriwul suuf nee na la jarul xëccoo nañu xool moom niñ ko protéger wutal ko terre boo xamante ni dafa bëgg a def ay business am mu bàyyi leen ak seen suufu maam suuf dara desul bu ñu fa yee fitna kooku moom man su ma nekkoon parent loolaa fu mu nekk yàlla dina ko fa fekk li mu am su gëmee yàlla rek yàlla dina ko dooleel même su nekkoon ca
frontière du Sénégal li mu war a am dina ko am kooku moom na ko ay parents du mu fa yëkkati sax nit di fa tuur deret na leen ko bàyyee yàlla mi ko jox millions yi mën na ko jox lu ëpp leen su sàncee feneen gouvernement bu ñu def force di fa yee fitna dañu xool fu mu soxla ñu dangal ko fa jox ko mu béy leneen li mu wax li ñuy wax ci mbéy Sénégal suñu naan état bi na leen dimbale ci engrais dimbale leen ci lii ñu ngi nii di yokk ay soble di yokk ay pomme de terre démb bi am na ku ngeen invité mu doon wax xamoon naa ci lii la ñu jëm li ma wax rek ñun Sénégalais yi ñoom mel na duñu ay jullit nga baal ma ci wax ci fu ñu jekkoor nit rek dañu koy teg taaka ren bi lii di Tabaski lii di ay gàmmo lii di ay màggal toujours nit ñi di yokk te li nga yokk ay Sénégalais nga ko yokk ko benn réew ay Sénégalais ñoo ko jëfandikoo pare ngeen naan état bi ne leen dimbale ci engrais ak yooyu te suñu leen dimbalee yéen ngeen wëlbatiku di yokk ay prix maam Adama nañu xoolaat suñu bopp dama xewal am nga mbokk moom woote bitim réew Pape Laye ñu xaar keneen ku ko wutu ñu jël allo salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi Adam waaw man la El Hadj Fall waaw ñu ngi lay nuyu sëñ bi wala sala di la siyaare ma ne man nag defe naa ne dama bëggoon a wax ci affaire kii comment on appelle déclaration patrimoine waaw ma defee ne volonté politique daal moo amul waaye wax dëgg yàlla bu fekkoon volonté politique am na loolu waxatuñ ko parce que man dama gis ne cheval de bataille Macky Sall mooy bonne gouvernance ak transparent loolu la jaay Sénégalais ba Sénégalais yi fal ko bi mu ñëwee amoon na volonté boobu wax dëgg yàlla taxawal lu mel ni comment on appelle taxawal lu mel ni OFNAC renforcer yeneen cour des comptes yi yeneen cour yëpp mu renforcer leen mais par rapport ak ñii yëpp yi demee nga xam ne volonté politique moo amul mais dispositif yi moom jëloon nañ ko mais dama jàpp ne wax dëgg yàlla Sénégal kuy laaj dëkk bi daal sañ nga leen a dig lu la neex mais boo jotee yow sa coobare rek lu la intéressé loolu ngay def waaye wax dëgg yàlla boo fàttali ko 2007 bi Abdoulaye Wade gagné deuxième mandat dañu def ce qu'on appelle assise ñoom dañu assise nationale may wax assise de l'opposition biñ ko defee wër réew mi yëpp laaj leen lan lañ soxla ci ñu àpp au niveau de l'opposition ñu def benn rapport boobu kenn ku ne ñu bëggoon diggante Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse ñu def benn candidat ki nekk premier ministre ki nekk président ñoom ñaar ñu lànk kenn ku ci ne di xëccoo président ba tax li xew seen diggante Macky Sall ñëw jël dëkk bi par rapport boobu nag moom lañ doon campagne bi gañawul Macky Sall ñëw ratifié ko wane ne man accepté naa lii ngeen doon def man accepté parce que ci turu comment on appelle Makhtar Mbow kon wax dëgg yàlla jàpp naa ne loola lu ko gën a wér ak Lamine Lo kon jàpp naa ne loolu lu ko gën a wér amul li ci des daal question volonté politique su la gërëm di la sant jërëjëf. ok moo daal di matal ñaari simileem ñu jëlati keneen ba tey ci ligne bi waxtu wi des na beneen auditeur allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Oustaz Adama. waaw. Alaaji Xaas Mbaye la Mbàkke boobu. Xaas Mbaye waaw ñu ngi lay nuyu. ñooy jaar leen ndokkeel. ok. di ñaan yàlla réew mi jàmm suñu borom yokk xéwal baax ci réew mi. Oustaz Adama. waaw. xam man moom li may wax ci sama wax démb mooy sama wax tey. président Macky Sall amul benn nit bu la mën a wax déclaration patrimoine ne am na 8 milliards amul kenn ku ko mën a génne amul fenn fu mu ko waxee ay nit ñoo dajaloo woon xool alalam xooli këram daan ne estimé que ne nangam lay jar nangam ba mat 8 milliards. mais président Macky Sall ku ko xam ci ngoon nga ko xam ak na ngoo liggéey réew mi muy gagné réew mi mu yore waxul ban jox ko dafa liggéey ban jox ko Sonko su bëggee yor réew mi du yoru làmmiñam wala muy ñu ko yore làmmiñ di wax day liggéey ba jot réew mi réew moom ñëpp ko bokk kenn ku ne mën ngaa doon président ëllëg yàlla na ko yàlla def ndax nee naa leen jaan amul yi tànk yàllaay jëri yàlla mu dafa noppi démb Babacar Ngom nag ku ko xam ci liggéey nga ko xam ak jël suufam di ci jaamu yàlla di ci liggéey fépp fu mu am suuf ba mu koy soxla kenn soxlawu ko woon fii autoroute bi nekk ñu def ci gisee pont bi moo ko moom bi ko gars yi soxlaa góor gi taversaay ba mu ko soxlaa dañ ko koo jox kon ñu xëccoowul suuf jël alali jaamu dafa liggéey ba am li mu am xëccoowul dara ñi nga xam ne dañuy wax suñu suufu maam la ak suñu tool yi maam sa maam bu amee suuf wala mu amee tool da nga fay investir wala nga def fa wutal koy këyit wala nga wutal koy nangam waaye sama maam ko daan béy taxul sa maam moom ko ndax man mii maa ngi béy ci tool yoo xam ne ba ma ci dalee béy léeg-léeg mat fukki at ak nangam te taxul ma moom ko tey samay sët buñ dikkee mën na fii sama tool yi maam la sama maam fi daan béy loolu ay waxi kanang la rek
nit ñi nan di wax dëgg tey def dëgg loolu mooy dëgg réew mi moom réewum jàmm réewum dal la waaw li ma wértewoo daal mooy waa Ndingler lii ñu leen wax nañ delloo ci seen xel bay buñ ci bàyyee ba nawet bi jeex suñ négocier xam na loolu jëriñu dëkk ba la ñu bañ a déglu waxi politiciens yeeg nga xam ne ni taal leen toj leen te duñ taal fan toog duñ fa jub dañuy yebal doomi jaamu te duñ dem. Pape Laye fàttali ponk yi bokk na ci mbir moome Ndingler wàllu tabaski bi am na keneen ci ligne bi allo. waaw. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Adama man la Souleymane donc bëgg bokk ci waxtaan bi. waa ñu ngi lay déglu. donc bëgg wax ci déclaration de patrimoine bi. donc bon je pense que Macky Sall moo war a joxe exemple dégg nga moom bu joxe woon exemple dem def déclaration tranquillement yaakaar naa benn ministre du am fit naan mi ngi xaar tey suba ñëpp koy defi. donc tu vois moom en tant que président moo war a joxe exemple et puis comme ni ko waa ji wax benn waay waxee léegi y a pas de volonté politique pour créer une transparence au Sénégal moom moo am quoi munoo nekk ci pays bi depuis 8 ans xam nga ñuy wax ay waxu luubal ay rapport tu vois ay 18 rapports au niveau de l'OFNAC rapport Cour des comptes ñu waxoon dañu fi créer commission rapport IGE bon ba léegi ñu ngi xaar coow bu amee moom moo ko créé dégg nga voilà dañu bàyyi caaxaan bi quoi et puis en quelques années nga am fi 8 milliards vrai ou faux bon c'est pas possible quoi voilà c'est pas possible lu nekk nga wax kii moom may milliards kooku bu mu jëlee milliards bi la may maintenant suufu Ndingler bi nag lu ñu war a wax aussi moom mooy ces fonctionnaires au niveau des impôts et domaines yu fay joxe ay titres fonciers dégg nga parce que ñu ngi wax affaire négociation ok nañu négocier trouver une solution mais aussi il faut ñu teg sur la table ces fonctionnaires yi signé ay titres fonciers yi nga xam ni kenn xamul nuñ ko signé dans quelles conditions ils l'ont signé il faut ñu wax ci aussi dégg nga parce que mënuñu dañu régler problème bi mais bu ñu waxul ci ñooñu tamit y aura d'autres Ndingler fii ba 2024 te mënuñu nekk fii di wax ay waxu Ndingler chaque fois actuellement am na benn feebar bu nekk Sénégal moo war a mobiliser ñëpp dégg nga mais ñu ngi bàyyi feebar fii di wax ay waxu Ndingler di wax ay waxu foncier di wax ay waxu Oryx tu vois kooku day tax xeex bi mënoo ci am mobilisation nationale bu mu laaj dégg nga boo nekkee kilifa réew da ngay wax benn kàddu mu ñëpp tegu ci mais tant que yaa ngi def wax ay cafouillage chaque jour scandale day tax sa discours kenn du ko déglu kenn du la toppatoo loolu moom ñu daal dégg nga y a la maladie qui est là mi ngi def ay ravage tey ci monde bi te Sénégal génn gu ci am ba léegi amaguñu pic bi de pic boobu ñuy wax ba léegi ñu ngi koy wër xamuñu fu mu toll donc te tey waroon na fekk au moins ñu am benn décroissance mu doon mais y a pas d'espoir là fu mu ne nii te bu ñu continuer nii. jërëjëf ok kon Pape Laye ñu xaar keneen bu waxtu yi maye ñu daal di koy jël am na keneen ci ligne bi allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Adama Ndiaye maa ngi lay nuyu lu bari nuyu waa Sud FM ñu ngi bokk liggéey bi. ñu ngi lay fay waaw. waaw man la Mamadou Mbador waaw man daal Adama li ma ci wax mooy wax ci suuf xam nga suuf dafa nekk lu nga xamante ni bii lu jege suñu borom la bu suñu borom la. ndax nañu xam ne suuf pour nga am ko wax dëgg yàlla dafay nekk lu nga xamante ni bii ba ci am ay seen day def kayit yu leer waaye ay bay dëkk pàkk dëkk ay cité baraga yu kenn xamul yooyu dafa nekk yoo xam ne du loo moom loo xamante bu ne sama maama ko moom moon wala samay maami maamaat suuf day am kayit dëkk nag moom day avancé di màgg te lépp loo gis lépp suuf ku ko fi yor fi ne yaa ko moom état bi moom moo yilif lépp état lépp loo xam ne amul kayit na la wër na la état bi moom bu ko soxlaa moo ko moom état bi moo ko moom bu fekkee ne dafa am ay xëccoo moom loolu moom état bi day jóg pour régler comme le ministre de l'intérieur li nga xam na ko ci wax dëgg yàlla am ci Ndingler xëccoo suuf yi am foofu ministre Aly Ngouille Ndiaye day régler yëpp lay régler dafa aar yoon loolu moom ñeneen ñi ci wax moom boo ñu toog te xam ne loolu moom day régler wu parce que yoon moom dëgg la fi nekk te wax dëgg yàlla Ngouille Ndiaye moom jàmm problème bi mos seetaan problème bi fi am waaye nag man damay wax ne ñi nga xamante ñoom ñooy xëccoo mbirum suuf nañu dal suuf moom tant que amuloo ay këyit ay bëy dëkk ak ay sàmm dëkk ak yooyu nañ ko teg ci suuf kuuf day am ay dëkk bi leer nañ sama maama ko moomoon loolu amatul parce que dëkk day avancé Sénégal dañu avancé toll foo xamante ni wax dëgg yàlla am yi nga xam ne dañu ko war a tabax Sénégal mu avancé am ay dëkkuwaay toll ay 100 000 logements yooyu yëpp ay programme yoo xam ne Sénégal président bëgg na mu avancé am ñaajo amul ay finance sama suuf maam la ak sama suuf lii
bu soxlaa day liggéey waaye nag bu fekkee da ngeen dafa am ay problème suuf moom loolu état bi da koy régler loolu moom jàmm da ci am sànn jërëjëf. Pape Laye kon mu ngoog fii lañ koy daal di yemale waxtu wi dab nañu juróomi simili rek des ci 22h xarit seen fas yéene nag teew jukki leen xabaar yi ci yaataw gannaaw Sud Nutrition jaajëfal ñëw te jéggal ci ñu nekkoon ci ligne bi jaajëfal it bu baax a baax Pape Laye Dieye mi fare woon ci sottandikukaay bi muccug biti ak jàmm biir gudd fan ak wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.